waaw avant tout maa ngi lay nuyu Mouhamed. di rafetlu aussi sa ñëw. question bi ma laaj nag xam naa dina jafe pour tontu si. mais si gàttal Ousseynou benn ndaw la bu nekk Bargny. am passion si football. ak jàppale xale yi. loolu moo ko dugal si football. donc leer na benn ndaw bu Bargny boo xamante ne dafa bëgg football xam nga ba tax na dafa wax Lamane de Bargny donc loolu moo ñu andi fii tey def nañu reportage bi et tout dañuy expliquer un peu Lamane de Bargny ñi dëkk Bargny xam nañ lan mooy Lamane de Bargny mais bëri na ay sénégalais yu xamante ne bëgg nañu xam lan mooy Lamane de Bargny nga expliquer leen kañ lañ ko fondé kañ la juddu wax ñu quand même quelques professionnels yu xamante ne voilà jaar nañ fa. waaw Lamane pour wax si moom mooy Lamane dafa am nu mu dooree c'est-à-dire Lamane école football la woon. Lamane avant que muy nekk centre dafa nekkoon tuddee Assane Ndoye ba Assane Ndoye dafa nekkoon benn kilifa bu nekkoon Bargny man déjà xaw ma ko sax mais mag ñi ñooñu joxoon tur boobu ñu jël Assane Ndoye tuddee ko école bi man si Assane Ndoye laa nekkoon di football comme joueur léegi nag jamono dem ba xam ne ñun responsabilité teel ñu dab si wàllu football ñun ñu yor lépp gérer ko ba ay 2000 si la ñu ñëw am ay nit yoo xamante ne ma cité Pape Thioune ñu ñëw andi ay xalaat yoo xamante ne moo waral ñu taxawal Lamane biñ koy taxawal nag dañ ne exactement buñ ne Assane Ndoye dañ naan kan mooy Assane Ndoye waa Bargny dinañ ko mën a xam mais ñu ne nañ jël loo xamante ne culture la si fi ñu dëkk ne ay lébu muy Lamane ñu tudde ko Lamane parce que jaraaf de Dakar mu ngi Dakar donc te Lamane yi ak jaraaf yi ak saltige yi ay dignitaire lañu ci lébu yi loolu moo andi turu Lamane moo tax nag ñu jël ko équipe bi tudd Lamane de Bargny nekk centre de formation boo xamante ne day gérer ay ndaw xale yoo xamante ne ay tuut tànk lañu te aussi symbole Lamane dafa nekk loo xamante ne wàllu ndaw la maanaam formation donc moo tax nag turu Lamane bi ñëw képp kuy lébu di ci gis boppam beneen bi tamit Bargny di ci gis boppam donc loolu moo andi turu Lamane voilà. donc dañuy dem si beneen laaj bu xamante ne foog mu poser la question bi la fan yii passe dama defoon benn vidéo xam nga doon présenter sa stage bi xamante ne moo woon a commencé le 26 war a jeex bientôt rek donc lan moo waral stage bi xamante ne da nga ko def fii si centre Jules François Bocandé. waaw stage bi xam nga li waral stage bi mooy inspiration la si benn année rek boo xamante ne dañ daan entraîner ba vacances jot am ay élèves yoo xamante ne seeni parents. dañ leen di jël yóbbu leen vacances particulièrement yu jàmbaar du fait que xale yi nga xamante ne amuñu moyen pour dem foofu tamit duñu def dara moment yooyu laay xool ma ne Saly day pourtant jàmbaar fa la nekk mais yor nañu lieu bu mel noonu pourquoi pas ma jël benn kër Sendou jël terrain Sendou di fa entraîner xale yi léegi nag xool lañ leen di resee restauration beeg yooyu wutaale tamit ñoo xamante ne ñoo def ay débat foofu comme mu nekk sport étude par la suite ñu nekk fa 3 ans après 4e année bi si la ñu ñëwee si centre FIFA bi parce que dañu gis ne affaire buy màgg tamit noonu lay demee daal c'est-à-dire ñu ñëw léegi installé wu Toubab Jalaaw jël centre FIFA bi Jules François Bocandé bi di ko fi def donc boo xoolee li ñu inspiré woon mooy xale yi année boobu sax slogan vacances pour tous lañ ko defoon loolu nag moo ñu gënoon inspiré ci stage bi au fur et à mesure aussi di ci gën a am inspiration nit ñi di gën a ñëw affaire bi dem ba génne Bargny voilà loolu nag moo ñu gën a inspiré ñu nekk ci parce que gis nañ ci njariñ ci loolu. su la déggee daal mooy que stage bi yàgg na et que xam nga débuté na yàgg na trop doon nañ ko def Sendou pourquoi léegi nga jël Jules François Bocandé xam nga non seulement muy ancien joueur légende du football sénégalais maa ngi gis ambiance bi tey dama yëndu ak yéen gis naa jeunes yi ñu kontaan et que yematul sax ci waa Bargny kese gis naa ñu dëkk Kédougou yu dëkk yeneen régions yi pourquoi léegi yematul sax ci waa Bargny kese nekkatul lébu yi kese. waaw xam nga objectif xam nga boo tuddee lébu. mooy dañu dëkk Bargny mu sooxee koo Bargny donc ñu jël loo xamante ne kii la cosaanu lébu moo tax affaire bi nekk Lamane mais boo xoolee xam nga yar tey toll na foo xamante ne tey jii dafa yaatu mooy nit ñi jugé tuñu xeet si jugé tuñu loolu parce que fu nekk ngay dem di daje nit koo xamante ne tey mën na doon mbokku deret wala mbokku dëkkandoo wala mbokku der yaa ngi dégg du fait que tey jii ñëpp ay mbokk lañu moo tax nag bu ñu gisee ay xale yoo xamante ne li ñuy def ci biir Bargny saf na leen te sori na leen ñun dañuy def suñu kéem kàttan tamit xale yooyu ñu mën a am bénéfice bi nga xamante ne loolu la ñuy liggéey ci stage bi donc moo tax nag au début Bargny la woon mais actuellement
mën nañu wax ne région yëpp ñëw nañu daal voilà. donc bu ñu waxee rek si fàttali dañ leen di xamal ne def nañu 9e édition mooy bii nii mais dafa am beneen laaj bu xamante ne foog ma poser la question bi loolu jour bi ma defee vidéo ñu bëri dañu ne dama bëgg intégrer Lamane parce que lii stage la mais bu ma bëggee intégrer Lamane année bi yëpp nan laa war a def bu fekkee man sénégalais laa lan laa war a def. waaw xam nga loolu jafewul parce que boo gisee xale yi fu nekk ñu ngi fiy jóge di ñëw mais xam nga dafa am loo xamante ne loolu ngay man si sa ay moyens ak loodul man parce que Lamane bu ñu waxee ba wax rek mooy ay nit yoo xamante ne dañuy liggéey bénévolement la ñuy liggéeyee donc duñu ñoo xamante ne dañu am sponsor wala nit ñi ñooy def seeni moyens ay nit yoo xamante ne ñoo dajaloo di def seeni moyens ci xale yi certes nag am na participation symbolique boo xamante ne xale yi dinañ ko def pour mën fa dugg comme ça mën a am loisir mais ñi nga xamante ne dañu sori ak entraînement yi loolu mooy poser problème moo tax boo xoolee xale yi nga xamante ne dëkkuñu Bargny te di fa ne bu ñu soree dañ leen di laaj ndax am ngeen ay mbokk yu jege Bargny du fait que ñoom ñu si bëri des fois dinañu lijjanti ba am fa ay mbokk ñeneen ñi aussi dinañu lijjanti ba xam ne dinañu am foo xamante ne dinañ fa mën a nekk pour di ñëw Lamane di entraîner donc mën naa si citer ñi nga xamante ne tey jii boo gisee lycée bu Bargny ñu ngi fay jànge mais dañu transféré fa ñu dëkk daal di ñëw Bargny di fa jànge même temps tamit di fa defee football donc loolu mooy affaire bi mooy dugga Lamane nekkul lu jafe parce que visé wu ñu si amu nit ki wala xam-xamu nit ki sax visé wu ñu si de trop parce que boo xoolee ay gaala yoo xamante ne dañuy liggéey te liggéey bi des fois mooy wane boppam moo tax ku nekk bëgg a jóge fu nekk ñëw fa voilà. donc dama lay poser benn question Lamane bi sànq expliqué na ko yàgg na quoi bu ñu ko tijjeeg léegi donc sûrement dina am ay professionnels donc boo ñu wax benn joueur boo xam ne professionnel bu sénégalais yi xam kan nga ñuy wax kam mooy sa fierté ku xamante ne naan kii vrai produit Lamane la vrai produit Bargny la kan nga may wax. waaw xam nga par jamono la. parce que jamono yële weesu boo xoolee. Babacar Ndoye moo si gënoon fës. si ñi nga xamante ne dañu génnee Lamane jaar aspire nit ñi xam leen. donc mais jamono yi may wax ak yow nii. boo xoolee kii si gën a fës te nekk si niveau bu kawe. mooy Mouhamed Mbaye te mu nekk Portugal. donc kooku te gardien de but la. donc am na ñeneen ñi nga xamante ne tamit génne nañ fa comme ñoom Mor Mbaye. boo jëlee comme Abdourahmane. ñooñu ñëpp génne nañu foofu. nekk di jouer si niveau yoo xamante ne niveau yu kawe la. donc si projet Aspire bi. am na aussi ñoom ñooñu amoon tamit ñoom Mouhamed Mballo parce que Mouhamed Mballo boo xoolee. si équipe nationale bu. kii yoroon tudde mooy Sonko c'est-à-dire Mouhamed Mballo moo nekkoon seen capitaine li si gënoon yéeme nag si année yooyu boo xoolee Moussa Wade nekkoon jàmbaar dafa bokkoon si sélection boobu Mouhamed Mbaye bii ngay wax nekk Aspire tamit nekkaat si même sélection boobu te ñoom ñëpp boo xoolee ñu ngi leen formé Lamane donc mu nekk loo xamante ne mën nañ ko wax ne Lamane def na si ñooñu dara donc bokk na si loo xamante ne lu fës la si Lamane. léegi dama lay laaj sûrement du ñàkk voyage nga xam nga bu na voyage maanaam dem nga fi Russie dem nga fi Qatar si benn jeune boo xamante ne Bargny nga juddoo bi nga demee xam nga voyage est-ce que jëlee nga foofu expérience. bien sûr parce que xam nga ku tukki boo andiwul tekki da ngay andi xam-xam. parce que tukki ñaar la mën nekk mooy da ngay andi am-am wala nga andi xam-xam yàlla xam na ne bi ñu demee tukki yi am na lu mu yokk si ñun parce que am na loo xamante ne amaana bañ koy def fii xamuñu ko mais bi ñu demee ba foofu xam nañu li ñuy def beneen bi mooy dem nañu tamit andiwaale loo xamante ne mooy fierté mooy xam nga bu fekkee ne tey da nga nekk ndaw jóge si benn dëkk ngeen nekk groupe bi nga xamante ne daanaka si histoire u Bargny d'après liñ ma wax mag ñi groupe mosu fi jóge comme noonu dem voyage yi pour défendre benn dëkk loolu lañ ma mag ñi wax ñi fekkee rawatina nga dem jouer ba yegg final si ay conditions yu jafe donc loolu boo si amul jàngat gënoo fonkaat li ngay def bon xaw ma lan ngay fonkaat parce que tamit bi ñu demee foofu ñoo nekkoon équipe bii fa gënoon néew effectif ñu mën a dem qualifier final bi match ouverture aussi ñu gagné équipe bi nga xamante ne mooy Russie donc loolu bu la doyul te santuloo si yàlla nag doo nit donc loolu nag yokk nañu xam-xam beneen bi Qatar aussi Qatar xam nga Qatar lañ njëkk a dem te bi ñuy dem Qatar aussi boobu ay xale lañu parce que ñi ñu àndal ñu nekk ay encadreur muy 3 si Sénégal ñun ñoo si gën a nekk xale beneen bi aussi annuellement dañu tegle 4 années yoo xamante ne
si 3 yi ñu jël Sénégal ñun dañ ciy bokk. c'est bien. donc mu nekk lu exceptionnel. te ñi nekk si projet bi dañ ne foofu rek la amee si Sénégal si Afrique yëpp. lamaan rek la amee. donc yooyu mooy ay performance yoo xamante ne coono réerul borom. donc ñu si sant yàlla bu baax ak staff bi ñu àndal yëpp voilà. donc loolu moom fierté la wax nga ñu un peu si football bi nga demee Qatar Russie expliqué ñu tamit ambiance bi am ak boy maa leen gis ñu kontaan la donc Lamane kii bu baax la léegi nii dama bëgg xam nag Lamane ñaata catégorie la am ñaata catégorie surtout si football local bi bëgg naa xam nu mu demee nga expliqué ma un peu que ça soit minime xam ak yeneen catégorie sénégalais yi gën a xam Lamane. waa Lamane xam nga boo xoolee formation boo jógee si formation compétition ngay wax. donc du fait que Lamane da daan formé mais bu daan formé xale yi bu ñu paree dem ba compétition du ñu am fu ñu leen dugal. donc loolu bokk na ci andi affiliation au niveau de la fédération sénégalaise de football. muy Ligue de Dakar. Lamane affilié fa di fa jouer. d'ailleurs sax Lamane am na fa ay titres. parce que Lamane boo xoolee 2010 la jëkk a jël premier titre majeur. devant AS Pikine. donc boo xoolee. bi ñu ñëwaatee ci année ay 2006 2016 2017 Lamane ñëwaat na final ci ñaari année yooyu donc ñàkk benn bi gagné benn bi donc loolu pour wane rek footballu Bargny am na avancement aussi que am na ay nit yoo xamante ne yàlla am na lu mu leen defal ci loolu ba tax na tey jii boo xoolee xale yooyu dañuy màgg te bu ñu jógee cadet dañuy dem junior bu ñu jógee junior dañuy dem senior boo xoolee Lamane aussi da doon tegle 3 catégories yooyu hormis formation di compétir boo xoolee di compétir en cadet di compétir en senior te aussi boo xoolee catégorie yenn yi dafa laaj moyen boo amul moyen da ngay mujj bàyyi lépp moo tax boo xoolee année yi Lamane joué en senior yëpp ñoom rek ñooy des ci département bi mais dañuy dem a dem ba moyen posé dañuy mujj bàyyi. léegi boo ne moyen lan moo tax nga ne moyen quoi lan moo leen gàllankoor parce que ñoo ngi gis seen petite catégorie U17 U20 wala U23 normalement lu mu dee war nañu am ñaari boy yu Lamane ndax personnellement man seetaan naa leen xam naa ne am nañu ci am talent parfois boy sax dañuy bëgg di dem feneen dañuy dem ba am frustration lan moo leen di baari ba loolu ñëw ci U23 yi wala U20 et pourtant talent baa ngi fi. waaw xam nga loolu dafa nekk liggéeyu fédération. parce que tey jii yow mënoo former ce jour. muy def ay performance am na ñoo xamante ne seen liggéey loolu la ci fédération bi. mooy détecter ñoo xamante ne Sénégal bu leen soxlaa woo leen. donc équipe bi nga xamante ne day def ay résultats te amul ay moyens. yow bu fekkee ne tey jii dafa am lu ñu la dénk ci loolu. yow yaay dox loolu. te beneen bi mooy xam nga ñun suñu liggéey la ñu gëm. te aussi bu fekkee ne liggéey mooy fay. dafa am ñoo xamante ne tey jii ñoo mën a fësal sa liggéey. xam nga tey jii bu fekkee ne nekkuloo ci instance yu mag yi. amuloo ñu fa nekk pour yow di la waxal. la plupart pour ñu sélectionner la day jafe. te loolu la ñu gis. mooy tey équipe mënul tegle di ñëw. ak maigre moyens yi tey bu ñuy citer Lamane ci petite catégorie. ci département de Rufisque je peux dire. tey da nga fay citer Teungueth FC. citer fa Génération Foot te cadre boobu toujours Lamane mu ngi foofu. soit moom ak Génération Foot. soit moom ak Teungueth FC. wala sinon moom rek mu génne. donc loolu bu fekkee liggéey am na dëgg-dëgg te nit ñi teg mbir mi ci yoon. dëgg-dëgg dinañ ñëw xool sa Lamane lan lay def. te beneen bi mooy foofu du mu fa dugg sax mooy stage bi ñuy def nii. tey jii am na lu mu laaj. te ñi ëpp ay moyens duñ ko def. nii la ñu war a encourager. parce que xale yi ñooy màgg suba. donc loolu laay wax. léegi dañu ñëwaat un peu ci stage parce que stage bi tamit dafa am solo dafa am lu xamante ne man maa si teg sama bët xam nga donc am na lu ma ci tardé mais dafa am lu ma neex trop bi mu ñëwee ci stage bi nekkul booy non seulement kontaan nañu ñi nekk Kédougou ak yeneen dëkk yi mais dafa am lu neex lu ma gis foofu noonu dama gis ne Lamane personnellement man jaar naa fa duñ la jàng en tant que joueur professionnel pour nga nekk joueur mais dañ lay jàngal en tant que humain tey booy maa leen gis ñu julli ñi dem jàpp fii xam nga bari ñu correct. yow loolu da nga leen jàngal tout le temps manager nga wala sélectionneur nga wala entraîneur nga wala yow trois positions yëpp nga ni mu demee ba booy ñu am yar xam nga li leen war dañ ko def bu ñu waree foofu nañ foofu bu ñu waree nekk seen diine nañ nekk. waaw xam nga àdduna la àdduna. c'est-à-dire dafa am loo xamante ne ci àdduna lay yem. am loo xamante ne nit ki tamit fa ngay mujjee. moo tax nit ki loo mën a am ci àdduna. te amuloo yar. respecté loo say waajur. beneen bi aussi yàlla mi la sàkk amuloo reconnaissance ci moom. ëllëg da nga koy rëccu. parce que football bi tamit nit moo koy def. te football bi aussi tey lépp lu ci nit di séentu mooy am-am.
te am boobu bu àndul ak xam-xam da lay sànk moo tax à la base dañ ne xale bi bu fekkee diine am na si moom dina am nu mu mel bu fekkee yar am na si moom dina am sens bu fekkee ne xale bi amul loolu leneen lu mu mën a am ëllëg du ko jëriñ dara moo tax nag ñu mélanger lépp boo xoolee stage bi c'est-à-dire kenn ku si nekk muy médecin muy oustaz muy koo xamante ne si wàllu social lay dox mooy sociologue si wàllu psychologie aussi yooyu yëpp dañ koy jël boole ko si programme bi donc weesu na football rek ay nit la ñuy defar. loolu moom dañ si sant yàlla bu baax a baax léegi sànq dafa am benn message bu important boo xamante ne envoyé nga ko à travers Senfootball TV visibilité bi moo ngi fi taxaw bu fekkoon ne am da nga mën a ñaax suñu fédéraux yi lan lañ la mën a jàppalee wala nan la ñu mën a def ba la man fii quand même xam nga boo waxee Momo Mbaye ne nekkoon Porto donc franchement talent bi moo ngi fi nan lañ la mën a jàppale c'est pas ndax autorités yi ngay lancer message wala fédéraux yi lan la mën a jàppale ba la man franchement ñu tekk fa koy ndax bëri na ay équipes yu xamante ne ñoo xam nañ leen fii Sénégal ëpp ñu ay talent ay laman fii et pourtant ñu ngi leen di gis si petite catégorie bi lan la mën a jàppale yow. waaw xam nga du ñu ñaan. mais dañ ne leen ñu def seen liggéey. parce que def sa liggéey mooy nga gis loo xamante ne dëgg-dëgg mu ngi liggéey te yow xam nga ne instance yooyu si yow la nga jóg dox loolu. parce que liggéey nag dañ ne bu fekkee ne yaa ngi gis visibilité liggéey bi da ngay xool la ko sabab nga dem si loolu moo tax ñun duñ leen ñaan dañ leen di wax ne ñu def seen liggéey parce que sa liggéey mooy war nga mën a xam club yi nga xamante ne ñoo nekk si chaque département kenn ku si nekk nga xool lan la mérité nga defal ko loolu mais nag Sénégal comme ni nga ko xamee mooy tey jii bu fekkee amuloo loxo kenn du la defal bu fekkee ne tey jii say autorité nekkuñu si sa gannaaw kenn du la defal te la plupart Bargny dafa tumuranke loolu si domaine yëpp Bargny dafa tumuranke loolu mooy autorités yi dañu mën a seetaan tant que amuñu intérêt si yow du ñu ñëw si yow tant que amuñu intérêt du ñu ñëw si yow te gis nga autorité li tax mu am njëriñ si dëkk mooy tey jii mënul jàppale ñëpp mais tey sañ na la fekk nga nekk si dara mu ñëw jëmmal sa def parce que bu ko jëmmalee rek am reconnaissance si loolu yaakaar naa ba léegi lu bëri da koy noppal si fi mu dëkk moo tax tey jii ñun dañ naan laman du lamanu wës du lamanu Mohamed laman de Bargny la ñu wax tey jii tuuru Bargny mooy dem fu ñu mën a dem Bargny la ñuy wax fu ñu mën a dem tamit Sénégal la ñuy wax donc loolu ñu def seen liggéey rek te xam ne defaluñu ñu ko parce que tey jii ñii fi réussir yëpp te jaaree laman tey ay famille lañu ñu ngi dimbali ay nit ñu ngi taxawee taxawaayu autorité si dëkk bi parce que lu tax da ngay gis case de santé boo xamante ne ñu ngi koy liggéey ñoom seen alal dafay dem nga gis jumaa joo xamante ne ñu ngi koy liggéey ñoom seen alal dafay dem te duñ ñu tàggu donc nga xam ne développement dëkk bi ñi la man jur ñi la man formé ñu ngi siy contribuer donc particulièrement yow parce que tey li ngay def nii boo xoolee tey mënoon nga toog ñu koy gis feneen parce que am na si fépp mais tey jii sa ndawi réew bu fekkee ne tey dañu jóg pour def dara yow autorité bi toujours yaay jëkk a suuxal loolu yaakaar naa loolu du jàmm du fa sax te aussi dafa am lu muy andi si dëkk donc jàppale ndaw ñi lay wax ak jàppale lamaan aussi voilà. avant dernière question bi laa lay poser parce que franchement lii nii da nga siy jàng lu bëri que boo nekkee si benn mbir tant que yaa ngi am gëm-gëm dina baax incha allah loolu la ñuy wax mais bon lan moo tax yow mosoo découragé ay at a ngi nii xam nga wës xam nga Bargny mënoo fa wax jeune te jaarul si wës lu tax boobu léegi yaa ngi am gëm-gëm bi jàpp ne un jour viendra Sadio Mané fi ñu koy tudd normalement war nañu am benn boy bu xamante ne laman lay jógee nekk Liverpool ñu gis ko man jàpp naa ne am nga gëm-gëm bi lan moo tax gëm-gëm boobu mosul dañ. yàlla. waaw parce que xam nga àdduna. ni nga ko xamee mooy lu bëree bëri yàlla xëyul rek sottil ko. nit fi muy jaar ba nekk nit. wala mu nekk mag. xëyul rek mel noonu. dafa am ay étape yooyu nag saa yu si nit ki jaarul mënul réussir. si dara. baykat bi. day ji xaar yàlla ñëw si taw. te balaa récolte tamit dina bay dina def lu ne. donc dama gis ne lépp noonu lay doxee. kër bâtiment après leneen soog si tegu. donc moo tax patience boobu aussi mooy bëgg-bëgg la daal. parce que boo amee bëgg-bëgg si mbir doo gaaw a décourager si loolu. moo tax nag après bés bu neexee nit ñi dañuy yaakaar ne arrivé bi rek la. dañuy yaakaar ne da nga xëy rek nekk si noonu. donc loolu la ñu yàlla defal force boobu. te aussi Bargny ku fa dëkk tamit foog nga am force. voilà la góor ga waxoon rek
Baye Adama Ba yal na yàlla yokk wéram dane woon ne paa yi di ma jéem a encouragé ay paa yu fa toog di ma encouragé si Bargny mu ne leen kii day mandi na si Bargny yaa ngi dégg parce que mandi si Bargny mooy lu bëri si biir mais da ngay toog lu bëri xam fa ngay teg sa tànk aussi te loolu ñu ngi siy sant yàlla bu baax te aussi moom la ñuy conseillé bépp ndaw parce que dara xëyul sotti dara xëyul sotti waaw. donc kontaan naa xam nga donc kontaan naa trop di remercier ñi ma àndal de passage xam nga Julo Neymar Moussa Zela Omar Ndione yéen ñi maa leen di bëgg bu baax a baax kàddu gi yow laay bàyyi nga tëj bu fekkee am nga benn question boo xamante waroon naa la ko laaj wala loo bëgg a wax te waxoo ko dama lay bàyyi rek nga tëj émission bi. waaw xanaa ak wax ak waajur yi d'ailleurs confiance bi quoi mooy nit ñoo xamante ne masuloo leen gis seen kàddu rek ngeen dégg sa doom am lu leen attiré si ñooñu nga libéré seen doom mu ànd ak ñooñu ñëw loolu yaakaar naa yàlla joxu ko ñëpp moo tax dañ siy sant encore waajur yi beneen bi aussi si confiance boobu ak staff bi ñu àndal yëpp parce que certes wës la ñuy wax mais wës rek mënul def lii. mbokk yi maa leen sant bu baax a baax di leen gërëm di leen wax ne man ngeen dem suñu yeneen plateforme Facebook Twitter Instagram.